Asalaamaaleykum Sénégal du nord au sud de l'est à l'ouest maa ngi nuyu ñëpp waaw diaspora yéen ñëpp nuyu naa leen di jàlle murit yëpp waaw ndax dégg naa tey da ngeen am dëj benn doomu sëriñ moo gën àdduna maa ngi leen di jàlle waaw yal na ko yàlla yërëm di leen souhaité déwénati leen baal leen ma àq te yal na ñu fekke ay déwén yu bare lépp ci jàmm ngeen xam ni yal na suñu politique yi yëpp able ñoom ñëpp waaw bëggoon di wax nag tey ci ay thèmes yu xaw am solo tuuti ndax léegi 21e siècle ñu nekk waaw 21e siècle kay waxat daal maa ngi jàlle képp kuy murit dégg naa tey da ngeen am dëj benn doomu sëriñ moo gën àdduna yal na ko yàlla yërëm di leen déwénatil nag yéen ñëpp déwénati leen bal naa ñëpp àq waaw di leen wax tey dama bëggoon waxtaan vite fait ci dëkk boo xam ni soo leen bëggee mu am yoon il faut mu am justice waaw dëkk soo leen bëggee mu am yoon il faut ak organisation il faut mu am justice daal te gëm naa ni ñoom instant bi amuñu mën-mën amuñu liggéey quoi moo tax fexe leen ba ngeen bàyyi ndaanaan Assane Diouf ak ñëpp waaw imam Ndao Khalifa Sall Barthélemy tout le monde parce que amuñu sax motif yenn ko njëkk tooñ waaw ko xam ni du ngeen ko fekk dëkkam tuumal ko ndax ay dëggam yu doon wax léegi nag ngeen bugg ko tee nii gratuit quoi bàyyi leen ko penam dafa jeex te yenn ko njëkk tooñ waaw yenn lay waxal Madior Fall yenn tooñ Assane Diouf di ko tuumal di ko delloo si fekk vous n'avez même pas été capable jox ko ay këyitam waaw mosu leen ko jox këyit léegi nag ngeen bugg tooñ ku nekk loolu jaaduwul kon yow Madior Fall jógal ci sa ministère ngeen liggéey waaw su fekkee sa peine elle est finie bàyyi leen ko mu dem këram waaw loolu moo gën jaadu ndax deful dara lu dul wax dëgg ji constater ak ji analyser ji diagnostiquer seen métitu réew kon wax ngeen ko bàyyi au plus vite waaw yéen a ngi ëppal nag waaw léegi mais xamal Charlie Farine Sall waaw victoire ak défaite ñu ànd mosoo gis ko xam ni day gagné rek wala ko xam ni day perte rek kon victoire ak défaite ñu ànd te nga wax comprendre yow bi nga gagné léegi sa défaite mooy ñëw kon prépare-toi mentalement psychologiquement te nga xam ni da nga bare motif conteneur motif nga am yow ak seen mbokk nekk sa wet waaw kon préparer leen seen bopp mentalement psychologiquement te ngeen xam ni seen défaite mi ngi jub si waaw victoire ak défaite ñoo ànd musuma gis ko xam ni chaque fois des gagner wala chaque fois des pertes kon yow gannaaw bi nga amee chance nekk président sa défaite mi ngi jub si waaw ndax say motif dañuy bare soo buggee ma fàttaliku lu benn carte électeur yaa ko waroon joxe ba léegi mënoo joxe carte kon loolu mooy sa premier motif sa communication baaxul parce que njiit da ngay am action anticipation ak ay liggéey ñu gis di teg suñu bët pour sa askan pour seen confort waxuñu la ay liggéey pour ay société nasaraan waaw kon su fekkee ci 6 ans ndax ñu ngi 2018 gisuñu soo liggéey nga wax comprendre yow matléo da nga inapte waaw ndax su fekkee sa dëkk buggoo mu am yoon buggoo am liggéey buggoo am action buggoo am anticipation xamal ñu ak expliquer ñu ci kàddu lan mooy sa sens waaw kon yow del xam ni kuy gagner des pertes kon sa défaite mi ngi jub si prépare-toi mentalement te nga xam ni yaa ko mérito ndax mosoo liggéey waaw lépp ndax ak ay preuve parce que su fekkee damay lire yenn xibaar
daf may yem waaw mënul nekk nga nekk président boo xam ni lu la neex ngay def c'est jalgati bare c'est preuve bare te doo mos expliquer su askan lu xew kon yow wax nga xam ni victoire ak défaite ñoo ànd te gannaaw bi nga gagné sa défaite mi ngi jub si waaw bu xees parce que musoo liggéey musoo toppatoo sa askan bàyyoo leen xel ci dara nekk ci lu la neex nag waaw kon prépare-toi mentalement et psychologiquement waaw jeexal nga teeral nga waaw dinaa la woon yenn motif yoo xam ni yaa ko liggéey ak say mbokk comme ça nga leeral sa askan waaw xool leen fii lii mooy Banque africaine développement projet boobu ñu tuddee que projet sectoriel eau et assainissement waaw kon su fekkee emprunteur donateur République Sénégal organe d'exécution PEPAM approbation 2013 dernier remboursement fii dañu bind 2054 waaw kon yow sooy dem Banque africaine développement ak say mbokk ak say ministre di def say jalgati jëmale ay emprunt ba 2054 mënoon nga concerter sa askan waxtaan ak ñoom si lool te man lu ma jaaxal mooy que ni danga waxtaanee ndox ak Banque africaine développement te Sénégal amul ndox waaw kon on xaalis boobu foo ko dugal lu tax ngay def ay crédit ba 2054 sans yëgle ko sa askan te ba pare duñu am ndox plein Ramadan kon loolu bokk na itam ci ces motifs nga war di justifier parce que loolu jaaduwul amoo benn transparence te amoo liggéey kon Banque africaine développement jox na le budget ba 2054 leeral ko sa askan waaw loolu nga war leeral sa askan am na loo xam ni lu ma yem waaw lu ma yem salaamaaleykum waa Sénégal man daal Auchan ba laa demoon di jënd chocolat crunch ubbi ko mu mel nii daa périmé weex daal kenn comprendre ñaar la beneen paquet baa ngi nii gis ngeen ko nii te ñu xam chocolat crunch xam nañ ne mel bu nii mu ngi nii gis ngeen ko wala mu ngi nii bonjour je m'appelle Nadège Ouedraogo. waaw loolu tam pour woon la su fekkee da ngay xajal sa dëkk Auchan te doo contrôler lu ñuy dugal mu nekk loo xam ni baaxul ci sa askan mu périmé kon waxuñu ko jaay war nga am organe sanitaire boo xam ni day contrôler looy dugal waaye yow amoo liggéey loolu tam confirmation la kon Auchan lu tax loolu du ko jaay biir France ngeen nangu ñu koy jaay biir Sénégal ay marchandises yoo xam ni dañu périmé gis ngeen chocolat bi nu mu mel nga xam ni loolu yëpp soo amoon contrôle duñ ko lekk duñu empoisonné seen askan te su boobaa ñu xam ne yaa ngi liggéey mais yow lu Auchan neex ngay seetaan di tolérer te les victimes c'est le peuple parce que duñuy fay kon war nga wax Auchan ñu xoolaat seen doxalin di indi ay bagages yu baax sinon waru leen woon sax xajal sa dëkk parce que France xajalu la dara waaw kon xoolaatal lool te ma lay woon beneen contrat boo xam ni yow yaa ko signé ak sa mbokk Aly Ngouille Ndiaye waaw nu ngeen moom tam di justifier contrat boo xam ni 51 pages waaw yéen a ngi gis société dafa tudd Blackster Petrosen mi ngi fii Ngouille Ndiaye moo signé waaw Farine Sall yaa signé fii
léegi xool leen rek ndekte Louga dañ doon def ay recherche ak partage de production d'hydrocarbures Louga waaw lii mooy logo Blackster logo Petrosen waa léegi Farine Sall ma lay laaj lii mooy seen contrat moo nekk nii ñu bind Guy Ndiaye yaa ngi nii waaw te signé nga ba pare waaw objet et durée du contrat gis ngeen fii de le contractant s'engage volontairement à verser pour le compte de l'État un bonus de signature non renouvelable pour un montant de $500,000 waaw mi ngi fi ñu bind $500,000 US te lool 2013 21 février 2013 waaw kon yow Farine Sall ak Guy Ndiaye ses complices ak am na itam Maïmouna Ndoye Seck waaw signé nga ba feeñ kon su fekkee da nga di signé ay contrat sans waxtaan ak seen askan ñu leen di commissionné dès la signature ay bonus non remboursable bonus yooyu dafa war di féete ci seen askan parce que $500,000 te am na yeneen commission yoo xam ni day dem ba $1 million soo koy sob ci CFA xaalis la léegi keroog maa ngi gis Didier Drogba ak $1 million dafa tabax hôpital kon yéen seen yenn contrat soo leen koy signé di am bonus du pour def seen poche ak di pour wax ay milliardaire ngeen parce que xaalis boobu da ngeen ko waroon liggéey biir dëkk bi kon su fekkee gis naa commission $1 million $500,000 dëkk bi chaque région waroon na am ay hôpitaux yuy commencé di am yooyu alal mënoon nga ko féete pour mottali ces bourses étudiants au lieu di liggéey au lieu di financer agriculture au lieu di jënd ay médicaments pour ces hôpitaux au lieu nga commencé yenn projet nga am sa tuuti capital yenn banque di la mottali mais yow ak ces ministres heure boo leen signé contrat yaakaar ni bonus yi yenn ko moom kon yow Farine Sall loolu yëpp del ko leeral sa askan parce que lépp bind nañ ko waaw bi société moo doon Blackster 2013 kon bi ngay def sa concertation mënoon nga leeral yooyu yëpp wax sa askan depuis ma ñëw président 2012 am na ay contrat yoo xam ni amoon na ay commission sa askan yëpp comprendre waaw mais yow doo jar si ay waxtaan dëgguwoo moo tax daal Sénégal soxlootul koo xam ni du wax dëgg koo xam ni lu ko neex lay def te keroog yaa ngi doon waxtaan ak Massawa Rongold société parce que yow yaa signé 2002 ak Rongold waaw ma la koy gis ngeen fii de or cuivre substance connexe gouvernement Sénégal société Rongold waaw lundi da nga gisee ak ñoom lundi waaw xool leen fii Macky Sall ministre des mines yow yaa ko signé ak Rongold 2002 gis ngeen Macky Sall ministre d'État ministre économie moo doon Abdoulaye Diop 2002 yow fi nga jaar ak ñoom léegi itam fii Kounemba Rongold encore Sénégal waaw Macky Sall ministre Abdoulaye Diop kon yow yëpp gis nga 35 pages le dossier nekkoon yaa ngi fii Macky Sall kon yow depuis 2002 donc yàgg di jalgati di signé ay contrat ak Rongold léegi nag lundi da ngeen doon waxtaan Massawa xaw ma bopp projet la mais société Rongold la ba tey kon loolu yëpp waroon nga ko leeral su réunion bi nga def le 12 waaw su concertation boobu mënoon nga leeral yooyu yëpp nga xamal leen heure bu ñuy signé contrat pétrolier xaw ma hydrocarbure dañu am ay commission mais dam koy lekk waaw man ak ministre boobu moo tax ñu yegg ci ay milliards waaw kon loolu yëpp leeral ko sa askan Banque africaine développement wax na le projet assainissement ak ndox ñoom duñu fen
duñ la tàggoo te yow yaa def crédit ba 2054 waaw kon leeral ko sa askan leeralal commission yi ngay sàcc si contrat hydrocarbure commission day nekk $500,000 wala $1 million heure bu ñu xasee ba signé këyit yooyu loolu leen di jox $500,000 soo koy multiplier téeméer mat na ay milliards xaw ma kon yow on ne yooyu alal foo leen dugal ci sa askan waaw kon yow c'est preuve comme d'habitude ñoo ëpp ñu nekk biir Rebeuss ñoom ñëpp waaw yow Farine Sall lay waxal ak tous tes ministres Guy Ndiaye feeñu na am na yeneen contrat itam ak Maïmouna Ndoye Seck waaw yow tam yaa ngi si biir da nga signé 2014 xaw ma 2015 daan leen publier waaw kon gën leen justifier si lool jox leen seen askan carte te nga xam ne yow doo bokk parce que doo wax ko tout dëgg da nga wax woote émergence ak transparence doo leen appliquer moo tax kenn soxlootu la dëkk da ngay teg justice bu jaar yoon bu indépendante mais munoo di contrôler lépp te amoo action amoo anticipation amoo liggéey pour sa askan su fekkee yéen nekk ci confort seen askan nekkul ci confort mato président moo tax dal ma bëggoon la woon itam yow mi di topp la France waaw ndax France moo la jiital nga nekk seen esclave ak traître au 21e siècle xoolal France nu waaw président de la République en France gis nga de 21e siècle Sarkozy benn mandat 5 ans François Hollande benn mandat Macron benn mandat moo si topp waaw loolu pour xamal la yow Farine Sall da nga ñëw 2012 waroon ñibbi 2017 jàppal loolu mooy sa premier mandat 2017 ba 2019 jàppal loolu mooy sa deuxième mandat te foofu ngay teeral waaw parce que 21e siècle yow mii di topp la France léegi président un mandat lay am kon yow soo jeexalee 2019 soxlawul imprimer ce bulletin parce que amoo capacité intellectuelle amoo dignité amoo liggéey pour sa askan te nga xam ni faux milliardaire bi nga doon sàcc ay commission si ay contrat ak ay budget parce que Dakar amul ndox te jox nañ lu ay décaissement yu bare moo tax nga wootee sa bopp lool nga wax comprendre au 21e siècle président benn mandat lay am même France waaw wan naa la léegi Sarkozy un mandat Hollande ak Macron nga xam ni yow teeral nga sa premier mandat moo doon 2012-2017 bi ngay wax ak Sarkozy wàññi naa mandat 5 ans ndekte da nga doon fen kon nga xam ni 2017-2019 mooy sa deuxième mandat si nga yem waaw parce que seen capacité seen ressource seen richesse sur le peu de population bu Sénégal di am ma mën la ko comparer Sénégal ba mu daj moo tolloo askan ak Paris waaw moo tolloo askan ak Paris ak sa banlieue su fekkee Paris ak sa banlieue toll nañu ay 20 millions d'habitants te amuñu koom-koom lu tax dëkk pays boo xam ni dafa gën a yaa Paris am koom-koom yu bare ay faux type mun ko avancer loo ay faux type duñ soo liggéey nga wax comprendre sa ñaari mandat loolu la woon 2012-2017 moo doon sa premier mandat 2017-2019 mooy sa deuxième si nga yem ndax loolu nga mérito te victoire ak défaite ñoo ànd kon nga préparer sa xel mentalement psychologiquement foo mënti nekk Russie ak feneen parce que soo nekkoon responsable doo sax dem daa toog biir Dakar wax sa mbokk ministre de l'hydraulique boo xam ni day cumuler emploi lu tax ndox amul waaw te cumul emploi mooy indi ñàkk liggéey parce que amoo leen compétence nga wax Mansour Faye pourquoi le problème de l'eau persiste avec tous les décaissements de la Banque africaine de développement ak yeneen waaw te nga justifier sa askan lu tax nga def crédit ba 2054 waaw si ndox wàllu ndox waaw foofu loolu moo tax kenn du imprimer ce bulletin tant que jaroo si ay waxtaan mato kilifa bàyyi leen tous les détenus parce que yenn leen ëpp motif ak ay sàcc ak ay preuves
waaw ku mënul joxe carte électeur doo sax responsabiliser sa bopp xam ni yaa tooñ sa askan nga war leen yóbbul seen kër loolu si fair play la bokk nga xam ni kenn soxlaatula waaw parce que dëkk danga koy teg si yoon commencé ko si justice indépendante seen système zéro ñu ko ñëpp ji kaas waaw tous les mouvements yanu nekk si dëgg seen système dafa zéro te ñoom ay criminels lañu waaw ay criminels yoo xam ni seen liggéey yëpp corruption la waaw comme seen benn dof waaw xamal ma ko si benn phrase moo tax yéen seen ñàkk dafa yomb am na benn dof nekk biir Sénégal yaakaar ni boppam artiste la nulard la international waaw si benn phrase la ma comprendre loo seen méthode waaw mi ngi nii benn nulard voilà Touba rek lay yem ndax dafa jënd seen ndey gis ngeen de benn nulard moo ko bind mu xamal ko boppam 98 la cour des grands pendant la coupe du monde en France qui a chanté l'hymne d'ouverture France jënd na sa ndey comme nu mu ko doon waxee da nga fàtte Google fàttewul donc demal jong vocabulaire civilisé voilà kon seen boobu nulard boo xam ni dafa mujj daw dafa mujj supprimer gis ngeen de dafa mujj bàyyi parce que xam boppam gis ngeen waaw benn nulard si benn phrase la wone seen mentalité ak seen jukkoon ñoom ñëpp jënd seen ndey ak jënd ay nit yu su mari seen dafa xeewi moo tax ngeen perte amoo leen compétence amoo leen vocabulaire te yow France la njëkk jënd sa ndey 98 waaw bi nga woyee la cour des grands coupes du monde espèce de clochard moo tax corruption dafa nekk international waaye xeewi na ku lekk seen xaalis lekk leen ko parce que amuñu liggéey te waa ji yarul dara parce que man binduma woon dara lu dul jàmm suuralewuma ku may tontu mais moom daf ma xamal jukko ci benn phrase gis ngeen de ça te montre c'est le vainqueur de Touba dëgg rek kii itam dafa yaru mooy sama président Karim léegi nag benn nulard dafa ñëw rek bind yaakaar ni dañu am ce complexe au la doon le fond faalewuñu la doon nit te nu nga feeñal seen mbokk waaw seen corruption ridicule ku lekk seen xaalis lekk leen lépp waaw parce que ay nulard la ñu amuñu respect amuñu dignité te ay traître esclave criminel maa ko wax waaw kon yow Youssou Mari Sène mën nga able yow tam parce que yaa ngi téye benn poste boo xam ni nit bu la gën a compétent mi ngi biir Sénégal te mënul liggéey parce que yaa fa toog kon yow nulard demal soo dem jaaroon l'école à temps wala ngay jënd diplôme 40 ans école da nga koy matal balaa 25 ans soo nekkee nit waaw waaye seen éducation amul sax livre yow da nga doon yelwaan di jaay cassette 1500 mu doon yow Sénégal 96 matoon sax nit waaw c'est cassette 1500 3000 kon su fekkee mënoo wax di wone sa mentalité si benn phrase yow yaay le deuxième nulard criminel du pays moo tax feeñ ngeen bu baax seen motif du jeex en album Ablaye Mbaye nu mu la ko doon waxee te yow yaay le deuxième criminel sénégalais moo tax nga soxla immunité pour dund waaw ay ndaanaan doon leen xàmmee comme Omar Pène sans immunité comme Ismaël Lo sans immunité te bàyyi nañu woy parce que xam nañu seen jamono passé na comme Akon waaw ñoom ñooy ndaanaan sans immunité kon yow criminel yow tam rëbës ngay jëm bàyyi leen ñëpp bàyyi leen Assane Diouf justifier leen seen bopp ce premier mandat moo doon 2012-2017 ce deuxième mandat moo doon 2017-2019 parce que yaa wax waxet waaw kon yow teeral nga yow tam Farine Sall te li ngeen sàcc yëpp ak commission xam nañ que ay $1 million ay $500,000 ñoo leen jaaxal doo leen si liggéey ngeen séddale ko seen bopp moo tax daal kenn nelawul Assane Diouf lu mu leen wax yëpp ay dëgg la bàyyi leen que Imam Ndaw deful benn dégât biir Jolof
amul sax gànnaay bàyyi leen que yéen defoo leen enquête Khalifa Sall da ngeen ko reporté fukki yoon ak juróom loolu moo leen di woon ni defoo leen enquête amoo leen liggéey lu dul tiit xam ni da ngeen ñàkk waaw moo tax ngeen tey carte te moo la koy waxaat Farine Sall ku munul gagné Dakar munoo gagné élection Dakar Khalifa Sall moo ko moom amul woon problème assainissement parce que tiitul alal moo leen njëkk politique 1980 yow juddoo woon sax espèce de nulard bi ngeen doon kon bàyyi leen désinformé bàyyi leen naafeq te yéen ñëpp ay drogué criminel alcoolique moo tax foo leen jigéen ak ay gile waaw doo leen wax mukk son gile kon wàcc leen Sénégal ñëpp leen comprendre ku lekk seen xaalis lekk leen lépp waaw amuñu liggéey ay nulard lañu parce que seen dëkk waroon na mel na Ghana waroon na mel na Afrique du Sud waroon na mel na Rwanda parce que dafa tuuti te bàyyi leen di wax autoroute bu matul périphérique la maa ko wax autoroute dérelier tout le pays nga commencé di fay moo tax ngeen nekk nulard maa ko wax assumer que responsable réveillé naan na café ba yeew mais jàllewaat samay mbokk murit parce que am nañu dëj di déwénatil ñëpp da ngeen xam ni na ku nekk analyser deux mandats moo doon waxetu waa ji bu leen sax imprimer son bulletin parce que sàcc na lu bare waaw nañu justifier si lool ak si carte électeur waaw su boobaa ngeen xam ni dafa fair play mais waa ji day nelaw ay criminel kese ñoo nekk si wetam Nguy Ndiaye Maïmouna Ndoye Seck doon ko sàcc ay millions waaw ay contrat ngeen doon jël ay $1 million maa ko lire c'est donc ak moom Farine Sall ton frère Aliou Sall donc ko jox xawma boobu société si 10 millions CFA mu jaayaat ko lu cher xam nañ que waaw kon yéen ñëpp criminel yu Soumaré Sène tout le monde carton rouge officiel waaw mérité wu leen dara comprendre nañu lépp te lépp daan ko publier ñu leen di souhaiter bon week-end de leen analyser lu ma wax de leen lire lu may publier di ko séddale seen biir kenn du inventé xibaar te xibaar international du fen du tàggoo banque africaine su xase ba am intérêt ak signature u nulard moom day wax dëgg contrat pétrolier fu mu leen jël ay dëgg la ñuy wax ak seen signature kon ñoom ñoo feeñ te ngeen bàyyi xel si 1 million marche si Free Assane Diouf te le 23 gën leen di kaas waaw yéen a nekk si dëgg mënoo leen am capital bu ñàkk ndox en plein mois de Ramadan te ñu signé loo leen ay contrat ba 2054 moo tax Farine Sall carton rouge officiel ak tout ton gouvernement tout est télé tout est presse waaw parce que doo leen wax dëgg bu leen di wax bon week-end yéen ñëpp jaajëf